Gambian yi xam nañ gaay ndax xam nañ seen biographie fu gaay jaar ba gaay nekk fu gaay nekk tey seen jaar-jaar yooyu noonu du nekk yépp nag waaye lu gën a important si loolu seen affaire jànga bi seen affaire liggéey yi ba gaay egsi fii so loolu lañ bëgg a waxtaane fu ñu ko commencé moo nekk si president bu toog right now because moom moo nekk president bi right now balaa December 4th after December 4th nag allahu akbar foofu leen ne xaw ma loo ma xoolee nii de waaye maa ko wax waaw after December 4th dina neex torop parce que ñeneen ñi dinañ jooy Shut the fuck up. Shut the fuck up. waaw bon baalal ma nag bëgguma nga jooy léegi after December 4th laa wax ñeneen ñi dinañ jooy bon réyal léegi vidéo bi si kuñ ko commencé moo nekk président bi right now vidéo bi maa ngi ko defar before December na leer président bi right now si biographie bi lañ bëgg a ñëw nit yi xam kan mooy Adama Barrow ñu wax leen si lu ndaw kan mooy Adama Barrow ok according to Adama Barrow mu ngi juddu 15 of February 1965 ak February loolu foog na Gambien yi yëpp war nañoo remember loolu parce que si la Gambia am independent nekkul 15 waaye 18 so lii so dafa mel ni Adama Barrow ñetti fan balaa independent si la juddu dëkk bu mu juddu moo nekk Basse Santosu yaayam ñu ngi ko ooyee Kadijatu Jallow papaam ñu ngi ko ooyee Mamadou Barrow so Barrow school bu mu dem moo nekk primary school bu mu dem moo nekk Kobakunda primary school bu mu jógee foofu mu dem Crab Island ñu xamul Crab Island mu ngi nekk Banjul xaw ma ndax ba léegi school bi mu ngi doxut waaye school boo xam ne la woon waaw baax na trop te seen student yi moom duñ dee am student bu ñaaw nag waaw boobu dégg naa man suma boobu sax seetlu naa loolu student bu ñaaw moom duñ ko daan am so bu mu jógee Crab Island mu dem Muslim secondary school Muslim moo nekk boori port bi fële school bu yàgg la school bu ñëpp respect suñ président bi right now school yi la dem biir Gambia ok Adama Barrow bu mu jeexalee school si luñ xam si moom moo nekk ni dafa liggéeyaloon koo xam ne ñu ko Alhaji Musa Njie and Sons kii la liggéeyal mu dem ba nekk sales manager so from there 2000 in the year 2000 si la Adama Barrow mu jóge Gambia dem Angleterre fu ñoo wax London early 2000 yi si la Barrow mu dem Angleterre London ñëpp xam ne London Angleterre so bu mu demee foofu nag si la dem pour study affaire yi estates mu nekk ñu dee jënd kër di jaayantu di sampa di lifin yi nii seen tur neexul ñaaw waaye suñ président bi loolu mooy liggéeyam bi loolu la jàngal loolu la xam fu mu nekk nii moom foog ma ne Gambia ñun war nañoo am problème yi ni sant bi bu mu doon jàngal lii tamit loolu ñu ne loolu taxul mu toog daf doon liggéey as sécurité moo nekk ñu dee
mire den ba fala nyate de o kantar la mino kata kalo bundal de ten ka fa mo le welcome o enter don enter ñila waaye yoro fii moom xaalis la te boo gisee mu def ko pour mu fay schoolam bi la bon Barrow Barrow moom bu mu jeexalee jàngam bi nii la def ba jeexal jàngam bi bu mu jeexalee jàngam bi si la dellu si Gambia bu mu ñëwee mu form own estate company bi estate company ñu dee jaay kër di jënda di sampa di def di luwaas mu sampa own bosam waaw moom moo ko moom mu am ay liggéeykat mu ko dawal so mu nekk si loolu according to nu mu duggee si politique moo nekk ni dafa joinoon NRP suñ naka tudd sa Amat Bah partem bi ak Mama Kandeh GDC am bi ñii ñoo nekkoon si benn parti ñoom ak Barrow so Barrow in 2007 si la génn si ñi mu join UDP xaw ma ndax xam ngeen ko ñu bari xam nañ ko dinaa ko wax tamit moo nekk parti boo xam ne yàgg na Gambia te parti boo xam ne xeex na torop waaye tey ñu nekkoon si ñoom seen side so ñu ngi si side Barrow so mu join UDP bu mu joinee UDP Darboe ñëpp xam nañ loolu tàngoon na Gambia torop Darboe buñ ko tëjee war naa duma dem deep to Darboe parce que moom bosam mooy ñëw next boobu tamit dafa war a gudda so Darboe buñ ko tëjee nag si la UDP tànna Barrow fekk Gambia tamit ka agree nañ pour def coalition so UDP tànna Barrow mu lead gars yi ñu ñëw form coalition 2016 bi tamit I think it's 5 party so boobu tamit mu gagné coalition boobu noonu so mu mun a lead pour coalition bi ñu dem election 2016 so Barrow nii la demee si 2016 election bi Gambia ni yépp am yaakaar si moom ñu sànnil ko karta mu gagné so coalition bi ñu ne ñoom 3 years lañ bëggoon Barrow toog so after ñu dem election waaye Barrow dem na ba si kanam mu ne 5 years la moo toog so 5 years boobu noonu moo war a jeex December 4th waaye balaa loolu gis nañ ne Barrow tamit mu ñëw form on parti bi dafa form parti bi mu ngi tudda NPP National People's Party su ma fàttewul loolu la ndax ñu ngi taxaw léegi wax baa ngi bari mooy Barrow mooy win ndax keneen mooy win so December 4th moo nekk election bi so ñun moom ñu ngi ñaanal ñëpp ku yàlla jox réew bi rek na ñëpp ànd ak moom waaye balaa loolu tamit jéggi nañ Barrow mu ne after December 4th du joxe permit Barrow moo ko wax man waxuma ko de mu ne after December 4th du joxe benn permit naw police yi bu ñu jox benn permit kenn pour kuy def lifin so lii tamit lu tax Barrow wax lii dafa am yaakaar ne dina gagné te su gagné dafa bugga mu continuer si liggéey bi lii moo tax mu wax lii ndax Barrow dafa bugga tontu dictateur lii Gambian yaa ngi ko laam-laam nag man waxuma ko de Gambian yaa ko wax bu ma kenn yow maa ngi nii daw naa. tey dëkk bi am na ñu nga xam ne ñu ngi politique every day politique bi mënut a jeex bés bu nekk ñu ngi sabar bés bu nekk ñu ngi blog yoon yi bés bu nekk ñu ngi si social media bés bu nekk ñu ngi saaga nit ñi loolu nag on the 4th of December suñ ne wiiw loolu dafa close Gambia fii.
su loolu passé dinañ jox instruction inspector general of police mbooleem ku nga ne dafa apply permit duñ la jox permit